ziar nañ leen yéen ñuy suivre ci 4appuis TV di leen jaajëfal bu baax ci seetaan bi nga ñuy seetaan partout dans le monde France États-Unis Espagne Maroc Gambie Argentine fépp la fu Sénégal nekk di suivre 4appuis di la nuyu bu baax di la ziar comme ni ñu koy defee toujours rek tey ñu ngi Grand Yoff certifié Bour Gueweul borom Dakar Actu sama xarit tamit nekk suñu président association de la presse en ligne moom mooy suñu président di ko jaajëfal bu baax vraiment mu si def liggéey bu am solo tey nag ñëwoon fii seet ko fas yéene waxtaan ak moom ci benn affiche bu ñu gis démb ndox si diggante Boy Niang ak Balla Gaye 2 mu nekk benn phénomène bu bees bu xew ci làmb mu cumul de contrat loolu waral nag tey ñu ñëwoon seet si Bour Gueweul mu jox ñu ci xalaatam lan la gisee affaire boobu phénomène boobu noonu dañ ko nuyu bàyyi ko mu nuyu ñu sax ñu dugg si waxtaan Bour ziar naa la. jërëjëf Khadim ñoo ngi lay ziara di nuyu ak ndokkeel ñi seetaan 4appuis yëpp partout dans le monde waaye di ziar ak ñaanal sama bunt ci Cheikhul Khadim Maulana Cheikhina Ibrahim ibn Serigne Mbacké Madina di ko ñaanal yàlla sàmm ko di ndokkeel nag ummatul islami bi yëpp ci koor gi nga xam ni moom la ñu tàmbalee barki Dembo Ndiaye di ñaan yàlla lu ñu fi def ci ay jaamu yàlla nañu ko yàlla nangul te bu ñu ko nangulee it yàlla na ko yàlla wis ci altine di la gërëm yow tamit xarima di la wax félicitation ndax gis nañu jéego yi nga xamante ne que moom ngay def tout le temps rawatina liggéey bu am solo bi ngay liggéeyal làmb à travers 4appuis. champion nga macha allah am na solo Bour comme ni ma ko waxee léegi rek fan ñu ngi si benn phénomène bu bees bu commencé ñëw ci làmb muy cumul de contrat boobu mbër nekk si contrat bu pare si ñëwaat beneen contrat ci contrat bi mu nekk noonu. man maa ngi ko njëkk a seetloo ci Modou Lo bi ma bëri Eumeu Sène mu nekkoon ci contrat si ñëwaat beneen contrat mais moom au moins bàyyi na ba comme am jeex mu soog ko fësal. bii paa nag dañ ko fësal ci même contrat bi loolu phénomène boobu noo ko gisee. mais man je ne pense pas que ni ko phénomène là au contraire avancé la parce que tey bu cumul de contrat yooyu amul woon est-ce que mbër moomu du dem année blanche mën naa dem année blanche te cumulité maanaam bu fekkee à l'exception de Balla Gaye moo tax ñuy wax tey ñiñ ko signal ñëpp tey mu signal ku ci nekk dafa war a bëri ak yow waaw te wóorale ni que tey combat yooyu yëpp du doon ci benn année. loolu ñëpp d'accord na ci waaw ñoo no gëmuma ko saison bi boo xoolee septembre pratiquement mu tëj ñoo ngi ci mois d'avril donc Boy Niang mook Tapha Tine kan lañ ko jàpp di juillet Balla Gaye 2 moom ak Bombardier juin la donc mënuma gëm ne que ñoom ñaar ñëpp diggante juin ak juillet lañ jóg août wala septembre ñu bëri ci donc jàpp moo loolu te aussi loolu aussi mënta nekk mais li wóor ba wóor mooy que combat Boy Niang Balla Gaye bëggoon nga ko Khadim man mi bëggoon naa ko am na fi ay jamono ruumal nañu ko ñun ñii ruube ko topp ko wax ko yàlla def Boy Niang clignoté gauche jàdd droite mooy dafa clignoté ba gars yi defe ne ci Balla Gaye la jëm mu jàdd gauche dem ci Boy Niang Balla Gaye 2 clignoté droite bañ demee droite la jëm mu jàdd dem gauche donc surprise maanaam du surprise nit ñee ko jàppee surprise mais Boy Niang 2 rêve am yëpp moo doon bëri ak Balla Gaye 2 donc bu ñu nii loolu phénomène la xëy kay li may tiit mooy combat Boy Niang Tapha Tine est-ce que du am problème. waaw man loolu laa xalaat. ku problème ci ban fan. mën na am problème mu jaay bés bi. parce que ñoom déjà. bi ko Thialis lancé ba pare. ñu njëkk def seen première face to face. gis nga boobu ba tey daf mel ni combat bi bougé wul def nañ fi beneen jàkkaarloo biir Leewtoo ak biir RTS defaat beneen jàkkaarloo fan yii Joal mais gisoo ci benn avancée bu majeur. promotion bi dafa des daal dafa des lu bari donc Balla Gaye Boy Niang est-ce que du suul Boy Niang Tapha Tine loolu aussi lu jar bàyyi xel la te naa la benn affaire Balla Gaye dese na ko benn contrat de. Balla ñetti contrat lay méttee te man Bour maa la wax léegi digganteem ak Eumeu Sène du yàgg dara léegi ñu fisale ko maa la wax loolu. mais nañ taxaw foofu ci digganteem ak Eumeu Sène. waaw mais Bour Eumeu Sène bu toogee ne du ma bëri teg Balla Gaye. waaw ba ñëpp noonu du bëri teg Balla Gaye mu wëlbati ko bëri waat teg Balla Gaye. est-ce que loolu du yàq crédibilité. waaw du yàq crédibilité am dara. waaw xam nga Eumeu buñ ko prendre au mot man damay bañ ñu prendre ko au mot. Balla Gaye de prendre au mot mooy ñu jël ko ci kaddu. wala ñu sikkal ko ci kaddu wala ñu condamné ko ci kaddu. mooy que nit léeg-léeg dina wax dara te ko ci suweem mooy sama bëgg-bëgg. dem ba jamono dab ko situation oblige mu changer avis. Khadim léeg-léeg man sama kër gi léeg-léeg mooy décider ne lii laay def mi def moo ci daal am koo xam ne bi mu ñëwee
dafa wax ak man ma jëf xam nga lu ñu koy tuddee di moo wañaar sama loxo donc exception dafay am ëmma mbër la keroog Balla Gaye 2 bii ñu bëggee combat am ak Mohamed Ndao Tyson biñ ko jëkkee laaj dafa ni bëréewuma ak moom ñu wax mu ne bëréewuma Mbaye Jacques jël avance dem yóbbul ko bàyyam Double Less day bëri Balla ne bëréewuma boo finish dañu bëri Balla Gaye 2 combat yi muy sëy yëpp neex na ko waaye digganteem ak Eumeu Sène moo ko dàqal moo ko dàqal fuufi doole bu daanul làmb ji yëpp bañ jeex te daanul Eumeu Sène am na gàkk bu des ci moom. loolu ne d'accord. am na solo loolu benn parenthèse la woon rek. dinañ ñëwaat ci combat boobu. léegi ci Balla Gaye Boy Niang bi ci li mën a yàq ba léegi am na ñu ne comme par exemple Tapha Tine am contrat ak Boy Niang dégg na jox nañ combat Boy Niang loolu mën na ko psychologiquement mën na ko atteindre. est-ce que nan la koy donc attends bu fekkee aspect psychologique. kay daf ci war a am kay ci côté Boy Niang kay la war a xanaa kay la war a gën a amee doole ndax moom mi boole ñaari combat am ñaari punkal la. waaw si ñun naan ñëpp après dañ ñëw ci Boy Niang mais. waaw mais combat bële yoonu Tapha Tine newu ci. Tapha Tine dafa am ci cercle bu mu nekkoon Ama jële ko fa. wàcce ko. mu amaat problème mu remonté. au contraire. diggante combat Balla Gaye 2 Boy Niang lu baax la ci Tapha Tine. laaj ma lu tax. su Tapha Tine daanee Boy Niang am na possibilité dalaat ci Balla Gaye Balla amel na ko revanche bu boobaa moom it day amel Boy Niang revanche bu ko neexee waaye combat bu gaaw la ci raccourci pour mu jot digganteem Ama Baldé Modou Lô combat la bu gaaw la ci raccourci ci mu dalaat ci Balla Gaye Tapha Tine bu daanee Boy Niang sañ naa xaar diggante Ama Baldé Modou Lô mook Ama revanche la mook Modou combat jànq la musuñu bëre au moins que mu reculer waat ne day bëre waatal la de guerre ndax lag moom tamit fi mu ne am na problème adversité te it am na bor bu dox ci digganteem ak Tapha Tine moo tax man la combat boobu Tapha Tine sax la gën a arrangé psychologiquement ak calculement moom la gën a arrangé. mais psychologiquement boobu ngay bëreeg mbër mu nekk ci ci yow di la préparé jékki-jékki tegaat ci keneen. est-ce que loolu mënoo njort ne kii dafa am lu ñu ko dee loolu du jaxase xelam tuuti. non làmb dépassé na niveau boobu Xaadim gis nga làmb boo xoolee aspect mystique bi ci gars yi doon coow sax di ko ci wax. boo xoolee at yu bari ci ginnaaw communication boobu changé na. mystique benn 2% la ci làmb. Boy Niang 2 xale la bu tuuti boo xam ne bi mu jugee ak léegi yàggul fi mu yegg si li ko fi indi tey mooy am fulla am jom sérieux mën la muy def moo ko fi indi rêvam yëpp nekkoon dem dans le cercle des VIP yàlla def mu def ci première test mu faussé yàllaa ko dimbali mais ci yoon dañ ko wanoon relégué dafa waroon wàccaat waaw mais sérénité ak mën li muy def moo tax yàlla dimbali ko mu dalaat ci ku mel ni Tapha Tine waaw ci ku mel ni Tapha Tine waaw donc bu dalaatee ci ku mel ni Balla Gaye 2 du la jaaxal ok kon lan moo ko may sérieux ak mën a bëre parce que làmb du ak maas dabante la Balla Gaye 2 li muy defee logique la de dafa bëreeg ay moromam bëreeg ay magam yoolu la mu bëreeg ay rakam logique la comment xoolal cercle VIP boobu xaarim dañ ci sonn ñoom nag seen biir léegi ñu dugg ci combat bi nag non balaa combat bi si bataille psychologique bi démb sànni ku nekk sànni na sa morom ay trac ay di nga am si fonde bi di nga jël sa wàll ci fonde bi kii na ko non du ma si jël bataille psychologique boobu noo gisee ñemente nañ de mu mel ne xam nga Boy Niang li mu def Géejawaay amul benn mbër bu ko mës a def ci commune wala ci ville Boy Niang de laa ravage rajaxe li mu def Géejawaay ci ay dégâts benn mbër mësu ko def ci mennum réew Xaadim Boy Niang avant il était perturbable bu njëkk perturbé woon ko yomb na parce que xoolal digganteem ak Zos
perturbation lañ ko ci daanee. ba jotee am ca sax. ba yoon am ca yeneen am ca. jamono boobu il était perturbable. mais boo xoolee digganteem ak Sa Thiès digganteem ak Garga digganteem ak Gouye Gui da ngay xam ne que sa Boy Niang bi est imperturbable. nañu bàyyi xel loolu. mooy bi mu dajee Gouye Gui def nañ ko lu ne. ci communication rien. bi muy dajee Garga def nañ ko lu ne dara. bi muy dajee Sa Thiès sax moo gënoon a metti. waaw donc Balla Gaye de am ñaari problème yu mu war a lijjanti moom ak Boy Niang. benn bi mooy problème mu géejawaay. Lat ñëw na am ndam ci kaw Boy Niang mais avec la manière. Balla Gaye de ku ne xam ne Sa Thiès ci xol bi la ne. Boy Niang ñëw duma Sa Thiès daan ko. ba noppi dëkk ko moom. donc Balla Gaye dafa am mais bu ma Sa Thiès ci man naan ko na ñëw. waaw loolu la waxoon da ko ni woon fii ci place l'Obélisque. yow Sa Thiès bés bu ñu dajee man ak yow. suñu bëree ba pare. su ma la rombatee di nga ma tóojal ne ma wii mon commandant. ba noppi ma taxaw laaj sa mag. ñu dajawaat mu ne ko bés bi ñuy daje man ak yow. dinaa la bëriloo duma la daan la ba noppi laaj sa mag. te lam ko waxoon lépp def na ko xaalis. dañu wante dëgg rek la yàlla bëgg. lam ko waxoon def na ko mooy bëriloo na ko. duma na ko. daan na ko laaj magam. Balla Gaye ne lu mu bëree ak moom. bi ma ko ne loolu loo bëre ak Boy Niang dana ma lu mu fi def. ba may bëre ak moom. ma ne ko yow Balla Gaye ma ne ko da ngaa bëree ak sa maas bëree ak say mag mais l'histoire m'a donné raison. tey mu neex ak mu naqari dina bëree ak Boy Niang dafa ma raxman la. Boy Niang mi ma xam ci bu mujj bi il est imperturbable mais attention c'est que Modou Lo la Balla Gaye ak ñu ko wër mën a use maayinam waxuma la ak Boy Niang ñoom Aziz Ndiaye ñoom Baye Ndiaye ñooñu joué ci rôle yu garaaw psychologiquement naan xelu Modou use ko te sama gars yi aussi dañu mën bés de Baye Ndiaye naan mburu Abdoul Aziz Ndiaye ku ñu bëgg a bés ci bataille psychologie dañ la koy def te est-ce que Boy Niang am na maturité pour mën a dékku loolu. pour mën a dékku loolu. pression ok léegi ci biir combat bi dañu gis ne Boy Niang dafa sawar ci mbër buy attaqué. sawar na ci mbër buy attaqué di ko ñëw fekk si te Balla Gaye noonu lay bëree. waaye Balla Gaye ci mbër mu koy xaar la gën a man Balla bu ne bërit nga ne bërit ngeen daje mën nga ko indil jafe-jafe. xoolal ñaari ni ko ëmb seen daan yëpp. da daan bërit mu ne bërit ñu laje. ëmb dëbb ko sol. seere takk ko. caxabal wéeru ko. mu dem ndox ma. bële mu ne bërit ëmb seen ni bërit. ñu daje coos ci kaw daw rëpp. am ma rëcc ko wër ko ndox ma takk. di ko dóor ba mu tëdd. donc boo nee bërit. mu ne bërit. da nga koy indil ay problème mais su ne bëreet nga taxaw xoolal kon Tapha Tine bi mu ne bëreet Tapha dafa taxaw Balla yokk seere daw fekk ko xoolal digganteem ak Yaxya Jóob Yékini dañuy bëreet Yaxya taxaw mu yokk ko seere liggéey li muy liggéey ci moom xoolal digganteem ak Modou Lo da ko gëdd Modou arrière ñu tase noonu lay bëree bu la gëddee nga arrière rek bunt bi day carte gi day leer ci moom mais bu ne bërit nga ni bërit voilà foofu la jafe-jafe yi nekk xëy na nag Boy Niang dafay mbër moo xam ne ci not lay bëre. waaw 1 plus 1 égale 2 2 fois 2 4 noonu lay bëre. mooy coos la mais Balla Gaye est-ce que dina la may loolu. mooy round d'observation boobu ngay fokk. mais buñ jàppantee normalement bu bëri war na fa feeñ de. buñ jàppantee avantage yu bëri dëgg. ci Balla Gaye laa ko gën a fokk. ndax moo gën a rusé te moo gën a rude ci bëre. bu ñu mbappatee avantage bi Balla Gaye laa koy jox mais attention mbër bu ndaw moo fi jëlee mbëru mag de. te Boy Niang deret ji deretu xale la. bu doole feeñee ci combat bu mën na nekk avantage am ndax il est le plus jeune. kon âge mën na jouer ci combat mën na jouer oui. si mën na jouer pourquoi pas. Boy Niang xale la il est à la fleur de l'âge dafay soog a juddu bu dee ñetti at la sax wala ñeenti at Balla Gaye moo ko magee
donc loolu logique la ñun ñëpp d'accord nañ ci loolu mais Boy Niang lim gën a mën mooy nga jàkkaarloo moom kuy di dem kuy di ñëw loolu fooram la bu ngeen échanger ay coups rek dina la dóor foo xam ne doo ko foog parce que xam na yoonu xeex à bas âge te buy dóor aussi xam na ci yenn cible la mën a dóor nit ki ba atteindre ko Boy Niang de loolu force am la xam na fan la mën a dóor léegi nga tëdd donc bu xeex bi amee avantage am la moom Boy Niang de. xeex bi mooy avantage am. non mooy avantage am. Boy Niang moo gën a ruuré ci boxe. bëri mais gisoo Balla Gaye xeex bi xeex ak Gris Bordeaux. bokkul Balla Gaye Gris Bordeaux Balla Gaye da koy téye di dóor Gris boobu amul possibilité def déplacement am yooyu muy def te Gris xeex bi balaa moo gën a mën a neex mu lay dóor di déplacé wu mais keroog Balla Gaye may ko loolu donc Boy Niang avantage mooy xeex bi parce que moom la gën a mën xam li ma leex ni bàyyi ko xel de Sa Thiès koo dàq bëre ci lu mu ñàkkee combat dafa jël coup bu mu foogul woon bëgg a fayu coup bi Boy Niang fente coup bi takk ko tegal ko 16 mu tëdd xoola contre guy gi Boy Niang layam na ci guy gi layam na ci guy gi ba vide ko daan ko garga noonu point fort am la te dafa mën a juum loon daanaan parce que fi nga dul foog ni fa lay déclencher bëre bi fa la koy déclencher mooy ci léewte bi ngay xaar muy xaar à tout moment mën na déclencher te bu déclencher rek maam dootoo ko mën a calculer bu déclencher rek day enchaîner. waay Boy Niang bu jugee rek day enchaîner waaw loolu si du jar a bàyyi xel. macha allah am na solo. buur kàddu gu mujj gi ñemale ko foofu rek. waaw ba yëf yi gën a jege rek xanaa di jox gars yi rendez-vous samedi bii di ñëw le 24 di bés sëñ Mbacke Madina di bés boo xam ni xaadim ci laa wékk sama lépp ma di ko defee fii xaar yàlla nee naa gars yi nag ñëw ndogu si ñu wàcce kaamil ñaanal sëñ Mbacke Madina ñaanal doom ji Mawlana Cheikh Ibrahim ñaanal kulli ahli baytu rasul à part ça daal kontaan ci yow ci liggéey bi ak ni muy doxee di la wax bon courage kat ab moom ci kaw ci kanam rek. sama xarit nga yow borom Dakaractu yi buur mais nag am na lu ma fàtte si début bi. commentaire yi. gars yi des fois am na ñoo xam ne dama na remarqué ci commentaire yi. waaw ku ci mel ne Lapsoli Gueye. Yacine bu Balla Gaye 2. Lapsoli ak Yacine Balla Gaye. waaw ak Cheikh Bass. Cheikh Bass ndeysaan ak ñeneen ñëpp vraiment ñu leen di bàyyi xel. ak Mbaye Toldo moom tamit di Italie moom gër yàlla ndeysaan. waaw si lim ñu bëri ay nit vraiment bëri nañ daal vraiment di leen jaajëfal bu baax. waaw ci topp bi ngeen ñuy topp toujours. gars yi di leen jox rendez-vous beneen ñoon incha allah beneen invité ci waxtaanu làmb rek jaa ngeen jëf